jaa ngeen jëf mbokk yi ñaari waxtu jot na sëkk fii ci Walf TV bismillah ci xibaar tisbaar gi li ci gën a fës dañu am yéene forom fàcce ko ak lakk gu métti kon moo am biig ca Gomba di benn gox boo xam ne ni ma nga nekkee fële ci diwaanu Kédougou benn kër moo fa tàkk ba jeex tàkk li ko waral nag xamaguñu ko waaye li wér te wóor moo di bilan bi dis na ndax lu ci tolloog juróomi doomu aadama nekkoon ci kër gi ñoo ci ñàkk seen bakkan ci biir xibaar yi daa ngeen ci dégg leer yi nga xam ne ni moom lañ ci indi gannaaw ba ñu leen dàqee boobaak léegi toll daanaka ci benn at ñi nga xam ne ay liggéeykat lañu daan liggéey ca Sénécor mere nañu lool Cheikh Bey mi jiite syndicat bi leen jabote ndax boobu ba léegi jéebul dara ci mbir mi dafa jël seen dossier denc ko ba noppi réer leen mër lu nekk nag def nañu ko fu nekk dem nañ seeti ko fu waaye dara loolu yi moo waral ñu booloo ñoom ñëpp wàcc ci mbedd mi amal taxaw ñaxtu fii ci buntu makkaana groupe Walfadjri di sàkku njiité réew Macky Sall mu wax si ci biir xibaar yi daa ngeen ci dégg kaddu ya nga xam ne nii moom lañ ci rotal askan wa dëkk ca Nduxura Gàndul ak Dugaar booloon nañu doon benn say fas yéene jàmmarloog ak kilifa yi ngànk mairie bu Diamniadio gannaaw ba ñu gisee ne seen yéene ak seen bëgg-bëgg mooy foqati seen suuf sile ba mbokki li mooy li gën a fës ci bopp xibaar yi yéen mbokk yi saxoo dégloo ko seetaan Walf TV asalaamaaleykum. bismillah ci xibaar yi ak làkk am biig ca Gomba di benn gox boo xam ne ni ma nga nekkee fële ci diwaanu Kédougou benn kër moo fa tàkk ba jeex tàkk li war a nag làkk gi xamaguñu ko waaye daal di wér te wër moo di bilan bi moom diis na ndax lu ci tolloog juróomi doomu aadama ñoo nekkoon ci kër gi dañoo ñàkk seen bakkan ndem nag ki fekke mbojj mi moo la mën a wax ni dugub ji toll ke moo xooy jonn suul yeet naa la nekk ci sapeur pompier bu Kédougou am na ci ay kàddu yu mu ci rotal ñu teewlu ko ci téléphone soxna Ramatoulaye Sarr. pompier Kédougou ñu ngi leen woo pour kër gi lakk ci quartier bi ñuy wax Gomba ci commune Kédougou. ñu ngi egg si foofu à 4h17 bi ñu eggee aussi li ñu fekk sur place effectivement benn appartement moo doon lakk ci kër gi. difficulté mooy nan lañ mun a fexe ba dugg ci kër gi parce que la maison était hermétiquement fermée donc ñun on était obligé maintenant pour avoir accès au bâtiment ñu jaare ci terrasse bi ñu duggee ci kër gi aussi dañu amoon aussi ay jafe-jafe pour mun a egg ci lakk bi nekk parce que appartement bi dafa dañ ko permettre bari sous porte yi dañ ko tëjoon ak clé fenêtre yi aussi dafa amoon ñaari barrière métallique ak benn barrière en bois donc il a fallu ñu défoncer une des fenêtres là ci salle bi su doon lakk men pour mun a dugg ci biir appartement bi ñu duggee ci appartement bi aussi bi ñuy commencé tey beneen équipe bi di dem di xool ci yeneen chambre yi ndax am ay nit yi fa nekk pour ñu mun leen évacuer ci lañ constaté que y avait benn chambre dafa amoon toilette intérieure ci chambre bi on a senti que la toilette était entrouverte donc bi ñuy wër noonu ci lañ pousse la porte des toilettes dafa xawoon coincé ci lañ forcé sur porte bi ci lañ gis maintenant les 4 corps suñu tëdd noonu juróomi nit yëpp ci benn kër gi la parce que ñaari xale yi borom kër gi moo leen jur ak jabaru borom kër gi ak rakku borom kër gi keneen troisième bi aussi paraîtrait que cousine borom kër gi la jamono ji pour le moment mënuñu wax lii moo waral safara. mu nga loolu day kàddu yoo xam ne nii ñu ngi ko nangoo ci kii di Kemoxo John su leer naa la nekk ci sapeur pompier bu Kédougou kon lakk gu métti la mu ngi am ni ki bi kon ci ay booru 4 heures ci gox bi ñu naan Gomba di benn gox boo xam nga nekkee foofee ci diwaanu Kédougou lakk gi nag xamaguñu lan moo ko waral waaye daal li wértu wër bilan bi moom dis na ndax lu ci tolloog juróomi doomu aadama yu nekkoon kon ci kër gi ñàkk nañ ci seen bakkan beneen musiba ñu nemmee ko ni ki tey ci suba fa li nga xam ne ni moom moo di ca Pikine ca Technopole ba benn waaye lañu fekk ñu fàtt ko ñi ko far nag xamaguñ ko waaye daal li wéttu woon ñii di alkaati yi ubbi nañ daal ci mbir bi ab l'enquête ngir xam waa jojulee ñu fekk fële ca Technopole ana ci ban anam la ñu ko fàttee gannaaw bañ leen dàqee boobaak léegi mu toll daanaka ci benn at ñi nga xam ne ay liggéeykat la ñu woon daan liggéey ca Sénécor mere nañu lool Cheikh Bey mi jiite syndicat bi leen njaboote ndax boobu léegi jéemul dara ci mbir mi dafa jël seen dossier denc ko ba noppi réer leen mër lu nekk nag def nañu ko fu nekk dem nañ seeti ko fa waaye mënuñu koy gis loolu yi moo waral ñu booloo ñoom ñëpp wàcc ci mbedd mi amal ab taxawaay ñaxtu fii ci makkaanu groupe Walfadjri di sàkku ci njiital réew Macky Sall mu wax si Abdou Khoudoss Wade moo wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci micro Khady Sarr Cissé. dañoo nekkoon ay travailleurs yu Sénécor doon fa liggéeyee
tolloon ci 800 personnes ou bien 1400 personnes mais bi ñu demee ba benn moment ñu bëggoon def ay élections déléguées bi ñu defee ay élections déléguées direction Sénécor xaj na loolu metti woon ko lool ci kaw Pape Amadou Fall mu xool ñi nga xam ne neexu leen tolloon ci 800 personnes mu licencier leen. bi ñu licencié ñu demoon ci suñu syndicat nga xamante ni ci moom lañ affilié wu mu Cheikh Gueye jébal ko suñu dossier mu teg ci tànkam dem nañ ba xam ne carrément nag ne maanaam lu mu ci war a def defu ko wóolootuñ ko gëmatuñ ko doylootuñ ko parce que xam na ne carrément daf ñu bëgg a sacrifier ñu ñëw nag pour nanu doon de boobu ba léegi nag toll na ci 1 an ñoo ngi ci topp jaral na ko nag fi mu toll nii mu quitté bourse du travail bureau ñu tegatu fa tànkam ndax cause bi parce que xam na ne carrément bu fa toogee dinañu fa fekk dinañ ko fekk te buñ ko fekkee dinañu jox suñuy dossier tey jii nag moom lu mu ko jaral ñun jaral nañu ko lu ko ëpp parce que tey jii lu nu moom la sàccuñu ko yalwaanuñ ko maanaam lu nu moom la suñuy dossier la ñu jox ko pour mu défendre nañu suñuy droit ñoo ngi ci lance appel président de la république monsieur Macky Sall di ci lancer appel première dame Marème Faye Sall parce que tey jii buñ ko ci woo xam na ne problème bi ñi ci ëpp ñi mu concerne ay jigéen lan jàmm nag gàddaay na ci école nationale des arts gannaaw ba ñu toog lu toll ci diirub ñaari weer yoo xam ne teguñ seen tànk ci biir daara jujuli yi nga xam ne ay ndaw lañu di yëngatu ci biir daara jël nañ dogal ni dañuy dummoyu fête de la musique muy bëccëg bi ñuy màggatee jagleel ko musique li ko waral nag bokk na ci taxawaayu Abdou Latif Coulibaly muy jëwriñ ji leen njabootee ndax boobu ba léegi ñu ngi sàkk mu dalal leen mu waaye faale wu leen Moussa Faye moo wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci téléphone soxna Mamou Diaby Gassama. fii ci école nationale des arts daanaka ñaari weer a ngi nii kenn jàngul professeurs yi dañoo nekk ci geraw ndongo yi aussi toog na ñaari weer dugguñu classe loolu mënutuñu koo dëkku ñoom itam ñu wane seen bopp ci wàllu wi ba tax na tey lii ñuy manifester loolu li ñuy naqarloo loolu tey ci sunu 72 heures yi di soog a jeex dañu convoqué assemblée générale tey mu nekk ne assemblée générale dañ décidé lépp lu jëm ci fête de la musique dañ koy boycotté maanaam dañuy banque suñu loxo ci fête de la musique bii ci activités yu ñu naroon def ci benn concert bu ñu waroon amal mais également ci yeneen activités yu war a am ci biir dëkk bi loolu nag lenn rek moo tax ñu def ko parce que sunu kër mënul ji tàkk sunu kër mënul nekk ci sukuraat ñu dem ci ay xumbeel di nekk ci ay xumbeel di fecc ki tëba gi dal donc loolu dañuy won autorités yi ne dañuy won suñu kilifa ne ministère de la culture Abdou Latif Coulibaly li ne école des arts naqari nañu metti nañu te toll na foo xam ne waxtaan rek moo ko mën a régler donc ñu ngi koy woo mu ñëw waxtaan ak étudiants yi waxtaan ak professeurs yi pour ñu régler problème boobu nu mu gën a gaawee. askan wa dëkkee fële ca Nduxura Gandul jàpp Dugaar booloo nañu doon benn say fas yéene jàmmaloo ak kilifa yi nga xam ne ni ñoom ñoo ngànk mairie bu Diamniadio gannaaw ba ñu gisee ne seen yéen ak seen bëgg-bëgg mooy foqati seen suuf si dañoo bëgg déclasser forêt bi féetale ko Diamniadio te ñoom doonuñu ci dara dañuy dem ca Dugaar fekk fa Nasib Sagna. kuréel boo xam ne ni ñetti dëkk la ëmb muy Nduxura Gandul ak Dugaar ñoom nag dañuy dëkk taxaw bañ ñee duñ déclassé seen forêt classée bi jël ko jox ko Diamniadio pour ñoom nag forêt classée bi commune de Yène moo ko moom te dëkk yu ndaw yi dëkk witi forêt classée bi ñu ñara njëkk bénéficié forêt bi suñ ko classé nee nañu duñ nangu mukk njël forêt bi jox ko Diamniadio ndaxte Yène moo ko moom. li ñu fi dajale mooy problème suuf si ci diggante Diamniadio ak commune de Yène ndax dañoo dégg ne ñoom dañoo bëgg a déclencher situation bi fi nekk mooy li ñu tuddee forêt te ñun li ñu xamoon fii mooy que ne fii forêt amu fi zone active la woon te zone active bi mu ngi dépendre woon ci Yène waaw kon bu jógee ne tey ne dañ ko war a déclasser ne dañ ko jël ñun population bi du ñu nangu loolu duñ ci ànd tey duñ ci ànd ëllëg waaw ndax li nga xamante ne moom la ñu tuddee forêt amu ci ndax suñu occupation la ndax suñu tool ñoo fi nekk ndax Moulay bu fekkee dafa am problème mu terrain da dem lijjanti ko Diamniadio waaye bu mu dugg ci kaset bi nga xamante ne moomu ko mu bugg a jaxase li nga xamante ne mooy entre Dugaar ak Yène ñun li ñuy wax mooy que ne suñu ànduñu ci tey ànduñu ci ëllëg te li nga xamante ne kii moom la ñuy jooni bu fekkee ne président taxawu ci bu ëllëgee daañu ko diggaale ak moom. collectif yi nag boo xam ne ni conseil yi nekk si Yène ak ñeneen ñu nekk si département bi ñoo ko jàppale ñun nag lu ñu wax moo di diggante maire bi ak benn nit boo xam ne dafa jege trop Macky Sall am na benn deal bu fa am deal boobu nag mooy fexe ba ñu déclasser forêt bi dañ ko jox 30%. Ce qui est plus grave, celui qui s'occupe du déclassement a fait comprendre à la mairie qu'il bénéficiera de 30% si jamais il aide la mairie de Diamniadio à s'accaparer de cette zone. 30% c'est énorme, 30% de 300 hectares c'est autour de 90 hectares, c'est beaucoup.
mbir mi nag dafa xaw a jaxasoo ndaxte forêt bi ay hectares yu bëri la te fu mu nekk nag yéen la gën a jege loolu nag tax na ba ñu nekk wuti yéen nee na ñoom forêt bi ñu nangu mukk mu dem si loxo Diamniadio loolu nag nee na ba ñu si dara fii si Rufisque Naï Sagna rajo télévision Walfadjri. jaajëf Nazib Sagna ñu ngi lay sant di la gërëm ñeneen nag ñu am leen métti ñoom ñoo di askan wu dëkkee fële ca Ngay Tagar di benn gox boo xam ne mu nga nekkee foofee ci diwaanu Thiès dañoo booloo ñoom ñu wàcc ci mbedd mi boole ko gàlloo ay sagar yi xonk cuur di fesal jafe-jafe yi nga xam ni moom la ñuy dëkk di jànkoteel seen gox boobule lu ci demee ne courant ndox kër docteur ak yoon dàquñu nag du muy njiital réew Macky Sall ci élection présidentielle yi di ñëw su fekkente ne mi ngi wéy di leen tànxablu dañuy dem ca Ngay Tagar fekk fa Ibrahima Ndiaye. du courant du ndox gu doy du ab béréb fajukaay waaye tamit du yoon bu baax loolay jafe-jafe bi nga xamante ni askan wi yeewoo ca Ngay Tagar moom la ñuy dund ñu nekk ci commune Ngagne Diouf ci département bu Tivaouane kenn ci ñoom yéen ci yàbbi. gis-gis yi bopp si réew mi benn yoon loolu moo waral nag suñu yëkkati kaddu ndax dëkk bi dafay dëkku wàccuwaay di dëkkub diine buy mbooloo di daje mënuñu am courant mënuñu amum ndox mënuñu amu yoon bérébu pajukaay it noonu lañ ci amee jafe-jafe loolu moo waral ñu yëkkati suñu kaddu ngir ñu dégguñu ndaxte dëkk bii dëkku wàccuwaay la waaye gan goo am tey bu suwaa mu jibi ndax téléphone buy fay ak nag ñàkk xam lu xew ci réew mi. askan woowee jàpp na ne rek dañ leen fàtte ci doxalinu état wu Sénégal lu aju ci gox-goxaat yi looloo waral ñu ngay dankaafu rek autorité yi ñu fàttaliku leen waaye tamit suñu moytuwul élection yi ñu ñëw dañ koy du mooyu. ñun ñi fi dëkk muy noor muy nawet lëndëm gu métti la ñuy dox mag ak ndaw kenn ci ñi may génn guddi ndax lëndëm gu méttee métti yi. banda commune bi ñu nekk fàtte nañu moom état moom fàtte nañu moom dana ñuy dig bu yàgg ba léegi. te dig yi nag ay nax la gën a nuru ñu nuy dig mooy ñi nga xam ni danañu am soxla ci ñun ndax xam nañu dëkk bi am nañu mbooloo mu fi ne te am nañu taxawaay bu am solo ci wàllu fal ci wàllu fol yi itam ndax dañ ci am taxawaay bu am solo ki nga xam ne moo fi ne ci suñu commune bu ñu déggee dana xam bu baax ni moom ci boppam du jóg ci di ñu wax ni dinañ defal nangam waaye nag gisuñu ko. groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar itam ay mbir ñu déggee dana xam fi Ngay ndax ñëwoon na fi nañu fàttaliku nag. mu nekk ay dige yu tegaloo ay at a ngi nii askan wi yeewoo Ngay Tagar ñoom nee na ñun dañoo doyal ci dige yooyee nee nañ fu mu nekk nii daal ñu ngi taxaw temm di xaar autorité yi seen dëkk ndax ñoom jàpp nañu rek élection 2019 yaa ngi ñëw fa leen di xaaree Ngay Tagar Walfadjri rajo TV Ibrahima Ndiaye. benn baat ci wàllu politique Abdoulaye Seck moom la ñu tàbb def ko muy njiital kàngam yi nga xam ne seq mouvement bi di M2M ci am ndaje sax mu yaatu mu ñu doon amal Cheikh Mbacké Sakho muy njiital kuréel nga xam ne du yàgg dara daañu amal ay campagne de sensibilisation daañu wax ci askan wi yee leen ci solo si nga xam ne ni njiital réew Macky Sall mu ngi koy taxawee jëm ci pétrole ak gaz bile Cheikh Mbacké Sakho ñu teewlu ko ci micro soxna Jëma Mbaye. tey dañu doon installé suñu camarade suñu xarit Abdoulaye Seck mu jiite cadre mouvement bi te itam ñuy préparé suñu anniversaire mouvement yi woo encore opposition bi nga xam ne président Macky Sall woo na leen ci concertation yi ndax nag yàlla moo wax ne fa saawiru fil amri fa isa asamta fa tawakkal ñun mouvement bi fas na yéen def ay tournée ci Sénégal leeral liggéeyu président Macky Sall te lépp loo xam ne moo ko jox ndam ci élection yi di ñëw gis bu ñu xëyee ci la ñuy xëy ci la ñuy gont comme ni ñu ko defoon ci parrainage ndax bi président Macky Sall waxee parrainage coow li am dañu woo ñi nga xam ne am nañu ay spécialistes ci loolu ñu ñëw waxal ñu parrainage mooy lan comme que dañ ne pétrole bi dafa ñëw ndax dégg nañu bu yàggul avant président Macky Sall di woote ñu naan jaay nañu gaz beeg jaay nañu pétrole beeg xanaa dara bala nga koo jaayee mu génn pétrole bu génnagul gasaguñu ko feeñagul naka lañ koy jaayee loolu moo tax ñu bëgg a def panel expliquer nit ñi la ci ñu ñëw wax ñu lan mooy pétrole ak nan lañ koy doxalee lañ ciy jëlee nag ci la ñuy wàcc ci askan wi wax leen ko. benn baat ci wàllu diine laata kon ñoo dikk ak yéen ci ñaareelu xaaju xibaar yi CRD mu jotaay waxtaan wi ñu doon amal jagleel ko Serigne Abdou Lahad Mbacké amal nañ ko te njaareem ci teewaayu gornoor diwaan ba ndaje mi doon occasion ci njaboot gi ñu daal fesal lenn ci ay bëgg-bëgg yu gis ne mënta ñàkk ci magal gi lee lu ci demee ni kër santé cet gi kaaraange ndox mi ak courant bi lee muy ay bëgg-bëgg yoo xam ne ni moom gouverneur diwaan bu mu jëlee kàddu xam ne ne dina def kem kàttanam ba magal gi ñu dugg ceeg bismillahi rahmaani rahim génn ceeg alhamdulilahi rabbil alamin dañuy dem ca njaarim fekk fa Mourou Mokhtar Sarr.
CRD màggaluk Serigne Abdoul Ahad Mbacké amal nañ ko ci Diourbel ñi ngànk comité d'organisation bi nag fësal bëgg-bëgg yi ngir ñu mën a amal màggal gu mucc ayib. ci wàllu santé aussi 12 postes dañu demandé postes yooyu tamit mooy yi nga xamante ne dëkk bi yëpp ci wàllu santé képp koo xam ne am nga problème da nga ci mën a faju. également du service d'hygiène ñoom tamit jël nañu engagement ak mairie bi donc li ñu soxla ci produit mairie bi dina leen ko jox. bon au niveau de l'hydraulique demandé nañu réviser forage yi pour que réellement benn problème bañ a am ci wàllu ndox mi. courant bi ñoom tamit demandé nañ leen hors délestage avant màggal gi ci bésu màggal gi ak bu màggal gi wéy. waaw lekk yi aussi wax nañu service d'hygiène ñu xool ko mais wax nañ ne nañu ci may xel. gouverneur bu Diourbel ne bëgg-bëgg yi moom ak ay service am dinañ ci xar seen tànk tuba yi. natt nañ poñ yi xam ne si lañ war a liggéey yëpp poñ par poñ am nañ yaakaar ne lépp li xam ne demandé nañ ñu fi tamit luy mën a nekk la lu si mën a am lu ñu war a préciser nañ ko si nañ koy doxalee am yaakaar tamit nag service bu nekk jël nga engagement pour que bu bésu màggal ga lépp loo xam ne jëloon nga waxoon nga ko fii nga def ko am si yaakaar bu baax parce que gis nañ taxawaay ku nekk nag si wàllu yi depuis loolu. Serigne Mouhamadan Mbacké di président comité d'organisation màggalu Serigne Abdoul Ahad Mbacké teewoon ci ndaje mi nee na bëgg-bëgg bi benn dong la moo di fexe ba ñu amal màggal gu mucc ayib loolu moo tax sax ci turu xalifa Serigne Abdoul Ahad Mbacké Serigne Sidi Mbacké mu ci woo taalibe yi. ñun ñëpp ñu maase ànd liggéey ci sëñ bi ba nga xam ni Serigne bi nga xam ni moo na fi yabal nu wóotu ko fi te dara itteelu ko lu dul jëmmi Cheikh Abdoul Ahad lim ciy liggéeyal ak lim ci bëgg ñun ñëpp commencé am ci ndam loolu nag ñu ngi leen ciy soññ yéen ñëpp te xam ni la weesu woon na mel rek li ñuy dëgg malaat it noonu lay mel. Touba Mbacké Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. ci foofulee ci la ñuy tàbbisi ak yéen ci xibaaru bitim réew yi dañ ciy ànd ak soxna Mamou Diaby Gassama. ñi ki démb daan nañu tàmbale la nga xamante ne mooy séddale carte électeur biométrique yi naka noonu sax lu ëpp juróom-ñetti millions maliens yi war nañu jël seen carte yi laata ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juillet di bés ba nga xamante ne sax moom la ñuy amal seen élection présidentielle yi carte biométrique ci yoon sax dañoo ne moom la ñu war a jël ngir dem voter ci waaye yàggul dara nguur ga daal dina xamal ne ni bu amee ay gàkk-gàkk carte nii na mun nañ ko jël ngir dem voter ci nii na nag ab carte d'identification nationale ba nga xamante ne ñi ngi ko daal di amal niki atum 2013 ci élection présidentielle yi ñu jotoon génn ca réew ma kaddu ya nga xamante ne moom la nguur ga daal di yëkkati tax na ba kujje politique bi daal di meex ba futtu ndaxte ñoom nee nañ sax ni di mel mën a tax ni mu daal di am ab càcc niki ci élection présidentielle yi ñuy dëgmal ca réewu Mali. ca Cameroun Elimane jëwriñ yi daal na janoo niki démb ak taskatu xabaar yi ngir daal di xamal ne di pare nañu ngir jàppale gox anglophone yi di gox ya nga xamante ne sax ab fitna bu tax moo leen sonal niki ci weeru octobre ba ñu génn gouvernement bi daal na xamal ne ni pare nañu jël ay mesures ngir jàppale gox yooyu te mesures yooyu sax buñ koy xayma war nañ ci génne lu jege fukk ak ñaar milliards ci seen koppar naka noonu sax ci boobule conférence de presse nguur ga daal dina joxoñ baaram tuuma fitna ya nga xamante ne moom la Yaoundé daal di ne mën na am sax séparatiste anglophone yi ñoom ñoo ko daal di amal. ca Tchad ki nekkoon gouverneur région bi ñu duppee Logone oriental di Adam Nokki Charfadine moom nag daan nañ ko teg loxo ni ki démb moom sax daan nañ tekki ndombal tànkam gannaaw corps judiciaire ba mu ko tuumalee ni moom moo jot a sànni ab fetal daal di ko jëmale oto benn avocat bi àndoon ak ay client gannaaw bañ leen teggee loxo Adam Nokki Charfadine ak ñaar ancien responsable gendarmerie moom nag wax nañ taxaw ci këru attekaay bu mag ba ngir rek ñu mun leen attee. tàggat yaram wax ci coupe du monde Russie 2018 waxi tamit ci match yi nga xam ni doon nañ ko wala match bi nga xam doon nañ ko sànq rek wala sax mu ngi soog a jeex doxoon ci diggante Danemark équipe bii di Australie dañoo mujjee nag kàngam loo ndam demul dikkul kenn ku ne dugal nga sa morom benn bal mu doon nag
ay match yoo xam mu ngi soxal groupe C. léegi rek maanaam bu ñetti waxtu jotee France dina daal ak bii di Pérou France daal bu ci amee ndam rek mooy dafay jàll 8e de finale match bu mujj bi nag mu ngi am bu 18h jotee muy dox ci diggante Argentine ak Croatie lu jëm ci match yooyu yëpp daañu ci dellu sax incha allah bi ci sunu yeneen i jotaayu xibaar bu dee nag lu soxal sunu gaynde démb amal nañu ab tàggatu. loolu nag mu ngi am gannaaw ba nga xam ne nii am nañu ndam ci équipe bii di Pologne 2 bal ci benn Aliou Cissé nag ak ndaw yi di waajal jongante gi nga xam war naa dox seen diggante ak Japon niki dimanche ji di ñëw lay doon. lu jëm sax ci wàccaayu googee dañuy dem ci Russie fekk fa suñuy envoyé spéciaux yi fa ne di Cheikh Tidiane Gomis ak El Hadji Saliou Bey. démb bi juróomi waxtu jotee le busu gaynde yi ñëw ci terrain d'entraînement bi pour ñu amal seen entraînement bu njëkk gannaaw bi ñu joué ak Pologne waaye nag ci entraînement boobu li nga xam ne mooy huis clos moom la moo fa amoon presse bi fukki minutes ak juróom rek la amoon pour mu filmer kenn du def interview loolu nag mu nekk loo xam ne presse bi ñu ngi koy ñaawlu di yaakaar ne que fii balaa coupe du monde bi jeex Aliou Cissé dina reveniraat ci décision boobu waaye nag ci quart d'heure boobu ñu seetaan gis nañ ne Aliou Cissé dafa noppal ñi nekkoon titulaire ci match ba contre Pologne lii di remplaçant yi ñoo ñëwoon di entraînement di doo bal di passante public bi nag baroon nañu lool li ko ëpp nag ñi ci bokkoon nag mooy étudiants sénégalais yi nekkoon fii ak journalistes yi ak yenn dirigeants yi waaye nag booy xolaat nag public bi xawoon na takkul lool li ko gën a ëpp nag moom mooy étudiants sénégalais yu nekk fii ci Kaluga ak ñeneen dirigeant ambiance bi nag amuloon 12e gaynde ak Ale Casa ñu nga ca Moscou te fii ak Moscou mu ngi def li nga xam ne mooy 200 kilomètres ba tax na fu mu nekk nii Aliou Cissé ak i joueuram dinañu entraînement tey ji bu subaa ci àjjuma ji dem Katerinburg foofu la ñuy amal match ak Japon mooy match bi nga xam ne moom la ñëpp di xaar diggante ñaar ñi nga xam ne ku ci gagné day qualifié 2e tour. jaajëf Cheikh Ahmed Tidiane Gomis ko ñu ngi lay sant di la gërëm match bi dimanche incha allah bi lay doon Sénégal Japon ku ci gagné rek jàll 2e tour mbokk yi ci foofulee ci la ñuy tàbbisee ak yéen ci ñaareelu xaaju xibaar yi benn ponk la te mooy li ci yéenekaay yi ki ko nafar Abdoulaye Bopp la. dal leen ak jàmm lu jëm ci taxawaayu Karim Wade ci réew mi moom la yéenekaay bi di Walf Quotidien xëyee yéenekaay bi ñu fàttali ne bari na lool ay jéego yi Karim Wade di amal di ko jëmale ca Touba Walf Quotidien weer yàlla ñu weesu kii di Karim Wade jotoon na fee bind bataaxal ngir yeggee njaalam ca Touba gannaaw nelaw Serigne Sidi Makhtar Mbacké xalif général des Mourides yéenekaay bi ñu xamal ne Karim Wade jot naa yeble délégation ngir yeggee njaalam ca Touba kii di Serigne Bara Mati Lay di doom ci xalif général des Mourides gawoon di Serigne Sidi Makhtar Mbacké Walf Quotidien dal di ci amal taxaw seetlu ne jéego yi ni mel ndax newul ne Karim Wade dafa bëgg Touba jox ko bopp maanaam am dëgërlaayu politique ca Touba jëm ci élection présidentielle 2019 yéen a bi di l'exclusif ne élection yi jotagul waaye tàmbale naa tàng jër diggante APR ak PDS gannaaw kàddu yi Seydou Gueye yëkkati fan yi ñu weesu doon di nga tak doon ñaawlu doxalinu njabootu Abdoulaye Wade yéen a bi ne kenn ci jegeñaale Abdoulaye Wade di Abdoul Aziz Diop yëkkati na ay kàddoom dal di yekk lu mel ni xeme Seydou Gueye xamal ko démbam daal di fàttali askan wi ne Seydou Gueye mi le ab rastaman la woon teg ci ab sulaar la Abdoul Aziz Diop ne lii moo tax Seydou Gueye munta am ndombol tànk gu am fulla ci nguuruk Macky Sall ñu dem ci yéen a bi di Sud Quotidien mi xëy wutali pencum ndaw réew mi daal di ci amal xayma bu yaatu gannaaw at lu dox ci assemblée nationale ak la fa doxul député professeur El Hadji Issa Sall bu PUR ay kàddoom ci Sud Quotidien gis ne bile assemblée nationale am na lu ci soppeeku waaye am na lu bari loolu desandi ngir mu mun a ñoŋ député Abdoulaye Wilane bokk ci majorité bi assemblée nationale bile def na jéegoom naam waaye am na lu bari lu des lu ñu war a jëmmalaat Mamadou Diop Decroix di kenn ci député yi fare ci kujje politique bi ne gisul coppite ci assemblée nationale ba tey la woon fa woon yéen a bi di direct info ne la woon ca nguruk parti socialiste tey xëy naa sulleeku yéen a bi ne ay kàddi jib nañu daal dinañu joxoñ baaraamu tuuma njiitu réew ma woon Abdou Diouf ma ñu ne moo luubal koppar yañ waroon a jox jàmbaar ya woon ca guerre du Golfe yéen a bi ne toll na ci ñaar fukk ak juróom-ñaar tey koppar yi ni mel ba tey jàmbaar yi jotuñu ko bu ñu sukkandiko ci Mame Makhtar Gueye vice président bu Jamra mi xamle ne njaboot gi loru ci fitna ga woon ca guerre du Golfe ña ngay dundu jafe-jafe yu tar amul kenn ci ñoom ku jot ndampaay maître Assane Dioma Ndiaye ay kàddoom ci direct info am na xibaar yu wér ne koppar yu bari maanaam milliards yu takku moom la mbootaayu xeet bi di ONU jotoon a génne ngir mun cee taxawu ña demoon ca xeexum golf bi te koppar yi ni mel ba tey nguuruk Abdou Diouf ga woon joxeegu ko direct info ne jafe-jafe yi ni mel ndax newutoon ne moo xajamaloon diggante Abdou Diouf ak général Tavares de Souza waa parti socialiste jot nañ cee addu bu ñu sukkandiko ci maître Bokar Thiam gis ne coowal koppar yi ni mel te nguuruk
socialiste warloo kook jàmbaar ya woon ca guerre du golfe maître Bokar Thiam gis ne c'est un faux débat maanaam jarta wax 24 heures ne lu defu waxu ndax jàmbaar ya woon ca toolu xare ca guerre du golfe ba tey ña ngay daw ci seen ndàmpaay yéen cabinet Jamra moo sulli mboot mi maître Assane Dioma Ndiaye ak maître Abdoulaye Tine ne am nañu xibaar yu wër ne xaalis génnoon na ci ba tax na njaboot gi looru ci googule fitna ci guerre du golfe ña ngay sàkku njiitu réew mi Macky Sall ngir ma addu ci bile dossier yéen cabinet Zoom info ne Abdou Diouf njiitu réew ba woon taqal nañ ko ca rib ne moom moomee moo sàkkal pexe koppar ya ñu waroon a jox jàmbaar ya demoon ca guerre du golfe yéen cabinet seen njaboot jot nañoo dànkaafu Abdou Diouf xamal ko ne fileeg fanweeri fan buñ ci jotul ci yooyu la koppar dañu kalaame dossier gi ni mel ca mbootaayu xeet yi Mame Makhtar Gueye bu ONG Jamra ay kàddoom ci Zoom info ma ngay fàttali ne koppar googule tey njaboot gu ne ci ña loru ca guerre du golfe kenn ku ne ci ñoom waroon nga am lu tolloog 1 million ak lu teg la tribune bu ñu deful ndànk googule dossier mun naa tàbbi ci loxoy Antonio Guterres di njiital ONU yéen kaab li ñu fàttali ne te moo ne de mbootaayu xeet yi jotoon na jukki lu toll ci juróomi téeméeri milliards ya mu jagleel ñaar fukki dëkk ak ñett ya bokkoon ci guerre du golfe ci yooyu la milliards Sénégal waroon caa cëru yéen kaab ne ana fan la koppar yi ni mel dugg jot nañ caa joxoñ baaraamu tuuma njiitu réew ba woon Abdou Diouf yéen kaab di Le Soleil ne ñaari njiitu réew yi jot nañoo pencoo jot nañoo gisee diggante Vladimir Poutine ak njiitu réew ne nañu ngir gën a dëgëral maanaam ñongal diggante ñaari réew yi gën a suqali koom-koom gi diggante Dakar ak Moscou Dakar Times ne audience gi ni mel bu yeesoo koom-koom gi diggante njiitu réewum Sénégal ak njiitu réewum Russie waxtaane nañu ngir gën a dëgëral wàllu napp gi wàllu industrie ak ba ci wàllu énergie ci diggante ñaari réew yi Dakar Times ne ndaje gi ni mel ci diggante ñaari njiitu réew yi as tuut mu ñàkk am réew mi quotidien neexul ba neexul waaye football a bari doole football mooy boole nit ku ñuul ak nit ku weex waaye football a boole géopolitique u Sénégal ba ñu doon benn diggante njiitu réew mi Macky Sall ak njiitu réew ba woon Abdoulaye Wade ba ci njiital parti réew mi Idrissa Seck daal dinañu weer seen xiiroog ngaayoo gannaaw ndam li gaynde yi am keroog seen digganteeg Pologne Le Quotidien xëy cee dalal défenseur central bu gaynde yi di Kalidou Koulibaly mi fàttali ne bu weesoo génération 2002 tey Sénégal am na benn génération di génération 2018 ndax nañu doore mondial bile ana na mu gisee Aliou Cissé Kalidou Koulibaly wax na ci gis na Aliou Cissé bu weesoo entraîneur ga mu doon ne ku bëgg Sénégal Les Échos ne match Sénégal Pologne weesu na waaye ci jamono ji Sénégal ma ngay waajal match am digganteem ak Japon lay doon Mayacine Mar di directeur technique bu équipe nationale xamle ne Aliou Cissé nelawatul ba yandoor say su ne ma ngay xool ay vidéo maanaam di xool ñi Japon di footballé ak yan matuwaay la cay jël gannaaw seen ndam digganteeg Pologne génn kaabi di Vox Populi di ñu xibaar ne gaynde yeeg ak seen njaboot ñoo reerandoo ñoo waxtaanandoo ngir kenn ku ne mun a waajal seen match digganteeg Japon ñu dem ci yéen kaabi di l'Observateur mi xëyee Cheikhou Kouyaté ne diggante Sénégal ak Pologne keroog Cheikhou Kouyaté remplaçant la moom mi ñu jàppoon capitaine u gaynde yi yéen kaabi ne Brassa ba Sadio Mané moo ko mujjee tàkk l'Observateur am ci taxaw seetlu ne Cheikhou Kouyaté mile bu deful ndànk mun naa ñàkk ndombal tànk capitaine am yéen kaabi di enquête xëy duñu xamleeg Aliou Cissé ki mu doon yéen kaabi ne ko am fulla la ko am fayda la ku dul yox-yoxi la enquête ne bàkkee nañ ko fu ne gannaaw match gi mu def keroog tax nañu bari naw Sénégal mi sooy Afrique ci ndorteel mondial bi ñu dem ci yéen kaabi di stade mi xëy duñu dégtal Mbaye Niang mi doonoon homme du match diggante Sénégal ak Pologne Mbaye Niang ay kàddoom ci yéen kaay bi xamle ne booy footballal sa réew booy footballal sa drapeau national faw nga dem ba jeex ngir sigil sa réew. jërëjëf Abdoulaye Bopp ñu ngi koy sant ko gërëm di sant mi di gërëm bu baax a baax Ajaratu Penda Diallo Guèye mi fare woon ci xarale gi réalisation El Hadj Ousmane Sène ci kàddu gi seen mbokk Seydina Oumar Ba ban mbokk yi yéen doog jàmm